asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Infos Rewmi asalaamaaleykum mbokku internet yi di leen wax dal leen jàmm ci seen programme d'actualité tey nag ñu fas yéene janook ki nga xamante ni moom mooy Moundiaye Cissé nekk directeur exécutif ONG 3D fas yéene waxtaane lépp li nga xamante ni jëm na ci wàllum feebar bi di coronavirus ci li nga xamante ni moom mooy coow lu juddu jëmale ko ci wàllum dund bi nga xamante ni am na fii ci diwaanu Sénégal nes tuut rek ñu jox leen ki nga xamante ni moom mooy Moundiaye Cissé mu nuyoog mbokku téléspectateurs yu koy seetaan monsieur Cissé gis nañ sa taxawaay ci xeexub li nga xamante ni moom mooy jàngoro bi di coronavirus ba tey jamono ji nekk nii nga gut matériel bu xamante ni matériel bu am solo la jagleel ko li nga xamante ni moom mooy askanu Sénégal ci xeexub jàngoro bi di coronavirus ñu bàyyi la rek nga indi ñu ci ay leeral. waaw xam nga coronavirus moom. bi mu amee dañu modifier suñu programme yëpp orientation bu jëm ci Covid-19 bi parce que jamono moom boo nekkee en guerre lépp da nga koy bàyyi def ko priorité donc li ñu waroon def mu jëm ci wàllum agriculture li ñu waroon def lu jëm ci wàllum ndox lu ci bëri dañ ko jël orienté ko ci xeexum Covid-19 parce que balaa nga ne naam ne fa parce que santé moo jiitu ci lépp loo gis donc loolu waral. Eh bien ci suñu budget yi nga xam ne am nañ ko ñu jël ci une partie ne nañ ko jagal xeexu Covid bi parce que lu ñu bett la te lu la bett mën la waaye da ngay jéem a ut ay yoon yoo xamante mën nga fa jaar ba mën a gérer mbir mi looloo waral ñu mobiliser matériel bi peut-être lii rek ngeen gis mais à part lii am na yu jëm ci région yi ensuite boole ko sensibilisation bi gis ne lañ def ci télé yi ci rajo yi. pour que askan wi xam lan mooy solos moytu Covid bi parce que pandémie la boo xam ne mën na fi jóge bàyyil ñu ay séquelles yu bari et donc ñëpp ci war a def seen loxo moo waral ñu jël suñu loxo def ko ci. tey nga boot li nga xamante ni mooy kuréel bi du 3D. tey mu nekk kuréel boo xamante ni jaboote na lu tollook ñetti dee lu ci mel ni décentralisation bi droits humains bi ak li nga xamante ni tamit moom la ñuy wax développement local tey ndax mun nga ñëw dikkalaat tuuti ci ana lan moo waral nga sos mbir mi le en fait 3D boo ko gisee dafay nekk loo xamante ne dañuy jàpp ne démocratie dafa nekk lu mënul ñàkk ci développement. démocratie maanaam fexe ba lépp lu ñu bokk ñu koy décidendoo fexe ba lépp lu nga xamante ne mooy leeral ci jëm ci wàllum politique jëm ci wàllum budget dafa nekk lu am solo parce que booy booy jël budget ci askan bi lay jógee ci impôt yi ngay fay la ci taxes yi ngay fay donc askan dañ ci war a xam nuñ koy jëfandikoo ba fexe li ëpp ci liñ koy jëfandikoo amal leen njariñ nga jël wàllum politique ki ñuy war a jiite dafa war a nekk koo xam ne askan wi yëpp ci ànd donc règle yi dafa war a leer donc looloo tax ñuy yëngatu ci wàllum démocratie parce que dañ jàpp ne bu fekkee règle yi leer na élection yi leer day indi jàmm bu jàmm amul ci réew développement mënu fa am donc beneen bi mooy droits humains mooy ak yelleefu doomu aadama ak yelleefu doomu aadama nag du rek ci affaire mën a am ñu jox la kàddu pour bu ñu la tëjee ñu tëjin yi rafet comme ni ko RADDHO ak ay Amnesty defalee ñooñu ñu ngi si def liggéey bu rafet mais ñun ak yelleefu doomu aadama dañ ko jël ci li ñuy wax 3e génération droits humains yi maanaam ak yelleef jëm ci nga am ndox boo ko soxlaa nga mën a lekk boo ko soxlaa nga mën a jàng boo ko soxlaa mooy droit ci éducation am droit accès à l'éducation am droit accès à la santé am droit accès à un environnement sain am droit accès à l'eau moo tax ñu ciy liggéey fexe ba askan wi bu ñu feebaree faju askan comme ni ñuy def ci Covid bi noonu lañ koy defee ci wàllum sida wàllum palu wàllum nutrition suñu programme yi wàllum maladie tropicale négligée wàllum njàng wàllum yeneen loolu yëpp dañu jàpp ne mooy indi développement moo tax démocratie droits humains développement finalité bi développement la donc looloo waral 3D
ñu jàpp ne war nañ mën a apporter suñu contribution ci ni réew mi di doxee ak ni ci Afrique di doxee moo tax ci gox yeex gox-goxaan tëdd nañ fa juróom-ñaari bureau boo demee Ndar am nañ fa bureau boo demee Podor am nañ fa bureau boo demee Matam am nañ fa bureau boo demee Ziguinchor am nañ fa bureau et cetera pour gën a jegeñ askan wi xam li ñuy jonkonteel ci ay jafe-jafe ñu jàpp ci loolu mooy 3D. ginnaaw bi nga xamante ni feebar bi di coronavirus dugg si na biir Sénégal nga bokkoon ci doomu aadama yi nga xamante ni kii di njiitu réew mi Macky Sall wóoloon leen fële nga xamante ni moom moo ca palais bi ginnaaw bi ñu fi génnee ndax la ngeen xaatimoon ndax am na lu ñu ci jafe wala amul lu xamante ni jafe nañ ko ci. jafe naa ne président Macky Sall jëfe na ci lu bari parce que déjà suñu mbokk yi ñoom Y'en a marre bokkoon nañ ci ñu waxoon pour ñu bàyyi fay courant beex ndox mi def na ko. Sonko gis nga moo waxoon ñu yokk alal ji jëm ci dund bi ñun am na ci ñun ñoo xam ne ñoo wax ñu teg benn comité je crois que yooyu yëpp nekk na yoo xam ne jëfe na ko ensuite jàppale secteur privé bi fexe chômage yi bañ a yokku defe naa yooyu yëpp du am solo la et donc defe naa dafa war a continuer ci loolu maanaam at mu jot mu dalal acteurs yi dalal askan wi dalal opposition dalal secteur privé dalal que pour déglu leen bu leen dégloo jël ci ñoom ay xalaat jëfe ko fi naa loolu mooy dialogue véritable dialogue loolu la et loolu la war a continuer instituer ko par exemple à la veille de chaque fête de l'indépendance mu def ko moo gën a efficace pour man dialogue politique ak dialogue national parce que dina déglu ku nekk xam ku nekk lu mu xalaat ci saa si mu jëfee ko mu defee ko discours 4 avril am loolu lu am solo la pour man. gis nañ coow li nga xamante ni judd na ci wàllum dund bi nga xamante ni kii di njiitu réew mi jël na ko ngir dëgmal ko li nga xamante ni moom askanu Sénégal mbir moomu la am nañu gañe marché yi ñu ne waruñu koo gañe ñeneen ñi wàllum suukar beeg ceeb bi indi daanaka benn genre xuloo bu xamante ni am na fii ci diwaanu Sénégal ba askan wi ñenn naqarlu ko yow tamit nga ñëw naqarlu ko ginnaaw bi nga xamante ni Mansour Faye génn na ci télé bi ana ban gis-gis nga am ci mbir mi la. jàpp naa ne loolu lu waroon ñàkk la ndaxte. président de la République dafa am lu ñu bëri amul woon mooy mu woote ñëpp wuy ko woote ñu wuy la dafa neex yow ñi nga xam ne ñooy sa opposant yu gën a radical seet si la wuy la donc ndogal yi nga fa jël yëpp ñi ni d'accord ko jëfin bi mu am problème defe naa si jëfin bi la am problème yu bëri application mesure yi te application mesure li ci jëkkoon mooy mu génnee loxo njabootam ci mbirum yorin bi ndaxte gis nañ ministre de la santé nga jëfe te kenn pourtant ŋaññi ko trop mais moom li yokk tax ñu koy ŋaññi peut-être li ñuy sentir ne famem la tey amaana bu fi ñu tegoon keneen ku dul famem ŋaññi yi sax du am moo tax jàpp naa ne bokk na mu nekk njariñ ci Sénégal njariñ ci moom mu génn loxo njabootam ci gestion yorum réew mi ay Sénégalais lañ nag mun na leen ut feneen fu mu leen teg loo xamante ne duñu laale xaalis jàpp naa ne loolu moo gën ci moom gën ci Sénégal foofu la ñu war a toll parce que am na nag quand même lu benn président mosul am unanimité consensus ci autour de sa personne ci xeexum Covid bi warul nangu dara lu ko war a yàqal warul def tam dara lu ko yàqal élan de solidarité boobu ñun ñi am autour de sa personne et je crois que c'est pas encore trop tard pour mu rectifier le tir seppi ñi nga xamante ne vraiment mën nañ ko indil jafe-jafe ci yorenu xeexu Covid bi. ginnaaw sa ONG bi di 3D am ponk bu ci xamante ni day wax ci àqu yelleef doomu aadama ceeb bi nga xamante ni war na dem ci doomu aadama yi mu mel ni doomu aadama yi ñoom ñoo ko yor lool ana tey yéen ba liggéey ngeen am ci mbir moomu la. baa xam nga boo demee ci comité yi y a la société civile pas 3D forcément parce que il faut pas que mu nekk comme si 3D ñun waruñu jiital suñu bopp je crois que y a 3D qui est en train de faire un excellent y a d'autres acteurs de la société civile comme Forum Civil comme ñeneen ñi nekk ci gox yeex goxaane aussi dugal seen loxo ci yoronu mbir mi je crois que foofu la affaire yi toll mbir mi képp kuy citoyen rek war nga ci bàyyi xel parce que sa alal la du alalu Masamba wala Mademba alalu askan wi la donc askan wi ci bopp waruñu xaar 3D waruñu xaar Forum Civil waruñu xaar kenn dañu war a jël mbir mi def ko seen yëfu bopp
et foofu la Sénégal toll may lancer appel peut-être xëy na muy sama tëj wax ne na askan wi xam ne li ñu leen di jox ñoo ko moom ñu saytul ko seen bopp d'abord te ñi koy joxe xam ne dañ leen ko jaarale seen loxo waaye moomuñu ko yàlla daf ko jaarale seen loxo waaye moomuñu ko et ñu mën ko joxeenu bu sell bu amul ma kumba am ndey kumba am mbaay loolu bu ñu ko defee rek Sénégal a ciy gagné Sénégal a ciy am ndam te yàlla na yàlla def Sénégal am ndam ci Covid 19 bi. ba tey rek ñu wéyandeek ki nga xamante ni mooy Moundiaye Cissé gis nañ ne li nga xamante ni moom mooy cas yi rawatina cas communautaire yi mu ngi gën di yokk te gis nañ ne yenn entreprise ci Sénégal xëy na bu ñuy liggéey sax seen liggéey dematut noonu ndaxte entreprise yu bari boo xoolee danoo mobile ndaxte tey ji fi mu toll ni ëllëgu koomu Sénégal ginnaaw bu jógee ci feebar bi nu mu war a mën a tëddee. oui tu sais xam nga ne déjà président annoncé na la couleur bi muy wax que ne croissance bi ñu doon xaar ñu waroon nekk ci 8% dina dem ba moins 3%. tu vois donc pour te dire que dina am impact bu rëy ci suñu koom ndaxte comme àdduna bi la jaxase de sorte que dina impacter ci secteur yëpp dina impacter secteur bancaire parce que y a la preuve ñu waroon rembourser seeni prêts yi parce que dañu waroon jaay fay banques yi daf ci impacter entreprise yi waroon def ay prévision chiffre d'affaires x day nekk x moins quelque chose donc fépp lay impacter. Ensuite lu ñu mënti wax aussi dina am ay licenciements même bu fekkee président jël na ay mesures nit ki balaa nga ne naam ne fa parce que tey ki nga xamante ne dafa recruter nit di jaay bu jaayul pour mu fay ay employés dina jafe lu dëgg donc du bàyyi benn secteur et donc problème bi dañu war a commencer à partir de maintenant xool suba bañ a mel ni rek dañuy sànni yax muy corona ñu sëgg ci bañ a siggi ni mu amee ñu sëgg ci yax bi noonu la war a am ñu commencer sëgg di xool li nekk ci ginnaaw yax bi pour que bu ñu siggee fekk yeneen dëkk yi duñu tiim loolu mooy am vision prospective lu dëgg fexe ba après corona bi impact yi parce que booy xool bu ñu xefee suñu agriculture da ci am problème ñu am problème mu dund boo xoolee suñu industrie yu bari mën na tëj parce que par exemple booy xool ay Sonacos diwliñ bi booy xool gerte gi tout ça impact bu daan am ci réew mi bu naree am perturbation parce que exportation yi daan def importation yi lépp chamboulé wu jamono bi moo tax dafa war a am ñuy commencer gëstu après corona yan jéego lañu war a teg pour que choc bi bañ ñu yóbbaale ndax dina am choc géostratégique bu grave booy am ci àdduna boo géegee Macky Sall di wax nouvel ordre mondial xam na li muy wax de ndaxte gumba tal na leneen lu tëpiteen te kuy woddu jotle woo doo boote ba gàmm ni ko wolof di waxee balaa ngay tal ñeneen tal sa bopp te dëkk yi nga xam ne ñoom la Afrique en général di jàppale ñoo leen di jàppale am na ñu tal tey Amérique tal nañ leneen turul naan dañuy jàppale beneen dëkk yaa ngi gis ne même New York dem nañ bay demander ñoom sax aide njiitu Amérique arrêté jàppale bi muy jàppale OMS pour dire que France gis nga même bi Italie nekkee ci jafe-jafe mu dëdd ko Belgique ñi pays européens yi seen bopp dëddunte massa Afrique donc Afrique dootul nekk seen priorité moo tax Afrique war a jug taxawal boppam xam ne foofu la mbir mi nekk bañ a xaar ndimbal bi jógee ci bitim réew foofu lañu war a toll. ci jug boobu ndax yaakaaroon na jot na ñu confiner li nga xamante ni moom mooy askan wi ngir xeex doomu jàngoro ji di coronavirus. ça dépend pour man confinement bi dëkk yi nga xam ne ñoom confiné woon ñu ngi déconfiné commencé def déconfinement progressif donc bon je veux dire est-ce que confinement bi solution la xam nga ñun suñu type d'habitation yi ñu am confinement sax mën na yokk problème parce que peut-être Ndakaar la ñu ni di dëkk ay juróomi nit fukki nit ci kër mais demal ci gox goxaan yi gis kër goo xam ne lu mat juróomi fukki nit a ngi fa
mooy les concessions ëtt ba ñëpp nekk fa problème bi mooy geste barrière la ñu war a gën a travailler maanaam sol masque yi sol kii et puis masque yi aussi booy wax port obligatoire dafa am lu ko jiitu mooy wasaare masque yi ba ñëpp jot ci parce que tey boo nee port obligatoire masque ñi nga xam ne masque bi ci gën a tuuti minimum dina la jar 200 yow nga am juróomi doom war leen jëndal masque muy 1000 francs te yow amoo loo fondeewoo naan balaa ngay jënd masque jëndaloo lekkal sa doom donc nguur gi war na anticiper travailler ci vulgarisation gratuité des masques balaa muy imposer nit ñi le port du masque obligatoire donc yooyu nekk loo xam ne war nañ ko xalaat de sorte que bu ñu waxee port du masque obligatoire nit ñi am ni ñuy solee masque te duñu fay parce que tey ji nit ki bu wekkee dafa am 1000 francs donc war a jënd juróomi masque parce que masque yi mën naa ne par jour la war a jënd 1000 francs yi masque te doomam amul lu mu lekk amul lu mu naan day dem jëndi lu ruy wala fonde defal doomam donc war nañ xalaataat daal mbirum port du masque obligatoire pour que mu am effet bi ñu ciy xaar mais foofu la yoon bi mais dafa am des mesures d'accompagnement yu ma war a àndal confinement bi tamit je pense que c'est important mais c'est pas le plus important parce que booy xool confinement bi seulement du solution bu ñu confiné ñi ni ci kër yoo xamante ne ay juróom fukki nit a ngi fa te amul yenn gestes barrières yi bu ci kenn génne bu ñëwee rek ba wasaare rek ci kër gi je crois que daal li ñu gën a def moo war a def mooy xeex gestes barrières yi te fexe ñi ko am ñu wér buñ ko defee daal defe naa yàlla dinañu musal ci jàngoro ji maa ngi profité ci émission bi di souhaiter ñi li seetaan ci info réew mi koor jàmm koor gu ànd ak dal c'est vrai que koor la goo xamante ne nañ ci dund lu ñu musul dund koor gu jàkk yi di tëj koor yu naafila dul am loolu defe naa musuñu ko dund suñu àdduna ñu ñaan yàlla yamale ko fi et que peut-être même balaa korité Covid 19 nekk mauvais souvenir bu ñu dépassé di leen féliciter yéen itam info réew mi ci liggéey bi ngeen def maa leen di suivre ci à travers le net ngeen di ay jeunes yuy def liggéey bu am solo maa leen di encourager di ñaan seen télé bi dem ba nekk télévision bu ñuy seetaan ci suñu kër yi donc bon koor à tous les Sénégalais je vous remercie.